Nit ñaa ngi waxtu rek. Ku ma fii ba tiit ngay rek. ci beneen gaal gi nii. Lii daal na la moom. Waaye gaal gi teg teel am nañu wàcc si gaal bi. lii dina bëgg wàcc ci taw. am nañu fas yéene wàcc. voilà am na ñu mënul fee sax waaye ñu ngi soog di leen dimbali. am na ñu mënul fee de. ñu ngi soog di leen jàppale. xam nga lii baax na lu waroon seen gaal gi. lii woon na ba espace ci dëkk bi. waaw nan leen dimbali. ñu ngi fee ñu nag. mënul fee lay wàcc. waaw boobu la yàlla amul suuf. waaw. ñoo leen boo leen bëggee yeb ñoo rek ñu mën a yeb rek la sori quoi dafa sori. Ibrahima bu la gaa yi gisee yaa ngi filmé rek. waaw daa am ñuy fay diwaan boog bi. waa xam sa téléphone. gisoo ñii. jël leen gars yi waay. non ah bul teel a dugg de. bul teel dugg de gars yi dugguñu de. bàyyil bato bi egg si bato ba di ñëw. quoi ndeysaan gisoo bato voilà bato baa ngi nii di ñëw. waaw. daa xaw a sori quoi dafa sori. Ibrahima bu la gaa yi gisee yaa ngi filmé rek. waaw daa am ñuy fay diwaan boog bi. waa xam sa téléphone. gisoo ñii. jël leen gars yi waay. non ah bul teel a dugg de. bul teel dugg de gars yi dugguñu de. bàyyil bato bi egg si bato ba di ñëw. ñu mënul fee ñoo toog.
yàlla quoi ndeysaan gisoo bato voilà bato baa ngi nii di ñëw bato baa ngi bato bu weex baa ngi nii est-ce que du marine sax marine bi la da ngay dal banque kenn de eh jox leen bidon ndox yi jox leen bidon yi jàppandi si comme ni gars yi def ah waaw jox leen bidon jox leen bidon yi jox leen bidon Zé jox leen bidon jox leen bidon yi Zé jox leen bidon ñu jàppale ci gisoo comme ni gars yi def bidon jox leen bidon boo ni yàlla ñi yëpp bu ñu jàppee ci gaal ga wallaahi doo ko fekkee Zale defal nii de jëlal lu am rek jëlal lu am rek sori quoi dafa sori Ibrahima bu la gars yi gisee yaa ngi filmé rek waaw daa am ñuy fay diwaan boog bi waa xam sa téléphone gisoo ñi jël leen gars yi waay non ak bul teel a dugg de bul teel dugg de gars yi dugg ñu de bàyyil bato bi egg si bato bala di ñëw quoi ndeysaan gisoo bato voilà bato baa ngi nii di ñëw bato baa ngi bato bu weex baa ngi nii est-ce que du marine sax marine bi la da ngay dal banque kenn de eh jox leen bidon ndox yi jox leen bidon yi jàppandi si comme ni gars yi def ah waaw jox leen bidon jox leen bidon yi jox leen bidon Zé jox leen bidon jox leen bidon yi Zé jox leen bidon ñu jàppale ci gisoo comme ni gars yi def bidon jox leen bidon boo ni yàlla ñi yëpp bu ñu jàppee ci gaal ga wallaahi doo ko fekkee Zale defal nii de jëlal lu am rek jëlal lu am rek sori quoi dafa sori Ibrahima bu la gars yi gisee yaa ngi filmé rek waaw daa am ñuy fay diwaan boog bi waa xam sa téléphone gisoo ñi jël leen gars yi waay non ak bul teel a dugg de bul teel dugg de gars yi dugg ñu de bàyyil bato bi egg si bato bala di ñëw ku ma ko fiyee ba tiit da ngay ragal suñu borom ci leneen gaal gi nii
ñii de am na lu mbamb na. am nañu wàcc si gaaru ndaw. ñii dañu bëgg wàcc pour daw. waaw am nañu tox seen wàcc. voilà am na ñu mënul fee sa xool waaye ñu ngi sóob di leen dimbali. waaye dimbali leen waaye lii leer yi. am na ñu mënul fee kay. am na ñu mënul fee. ñu ngi sóob di leen jàppale. xam nga lii baaxul dañu waroon seet gaal gi. lii wóor na ba Espagne ci géej gi naq. xoola. ñu mënul fee ñi. ay waay nan leen dimbali. ñu mënul fee ñi nag. ñu mënul fee lay wàcc. ñëpp seen tool ñu mënul fee ñëpp suuf. waaral wóor na yàlla am nañu suuf. ceeb gaale ñëw nañu jël. te lu tiit. waaw naka moom moo mën a teel léegi wóor na am na suuf. wala borom ñi yor bidon yi ñëpp kenn mënu fee. ah. ñi yor bidon yëpp kon ñëw kenn mënu fee. kenn mënu fee wax kële nañ si di lakk dina lakk. waaw xam naa dañoo am lu ñu manqué rek war nañu wax ñu kii lakk dina lakk. mu xullee ba bu ko doon jox nga day jëm teel gaal gi parce que. non non mais jigéen moo waroon dem sa biir xam nga fii la gëppoo nag. xoolal kee nu jàppoo. ay nanu gaaw ñëw. am na ko wàccaat ne am na ko wàccaat ne. ay waay ñu ngi leen am na ku nekk nii du xale am na ku nekk loolu ci leen def. daa tàng la ay doole. lii da wala ay waaw ba ci mën a xam. ma benn ko. mu ne ci mën a xam lu wax wala pël ñii du waa Ndar de ñii. ñi nga dund waa Ndar ñi dund waa Ndar de. ñii dëggulu bi. ñu bu jigéen ñi. yàlla bu nu yëpp ku mënul fee yàlla bu nu yëpp ku mënul fee. ah dañ leen jàpp. ah xam nga yàlla bu nu yëpp ku mënul fee ñooñu. tee fii wàcc gaal. nit ñaa ngee wat rek. ku mënul fee ba tiit da ngay ragal. suñu borom. ci leneen gaal gi nii. ñii de am na lu mbamb na. am nañu wàcc si gaaru ndaw. ñii dañu bëgg wàcc pour daw. waaw am nañu tox seen wàcc. voilà am na ñu mënul fee sa xool waaye ñu ngi sóob di leen dimbali. waaye dimbali leen waaye lii leer yi. am na ñu mënul fee kay. am na ñu mënul fee. ñu ngi sóob di leen jàppale. xam nga lii baaxul dañu waroon seet gaal gi. lii wóor na ba Espagne ci géej gi naq. xoola. ñu mënul fee ñi. ay waay nan leen dimbali. ñu mënul fee ñi nag. ñu mënul fee lay wàcc. ñëpp seen tool ñu mënul fee ñëpp suuf. waaral wóor na yàlla am nañu suuf. ceeb gaale ñëw nañu jël. te lu tiit. waaw naka moom moo mën a teel léegi wóor na am na suuf. wala borom ñi yor bidon yi ñëpp kenn mënu fee. ñi yor bidon yëpp kon ñëw kenn mënu fee. kenn mënu fee wax kële nañ si di lakk dina lakk. waaw xam naa dañoo am lu ñu manqué rek war nañu wax ñu kii lakk dina lakk. mu xullee ba bu ko doon jox nga day jëm teel gaal gi parce que. non non mais jigéen moo waroon dem sa biir xam nga fii la gëppoo nag. xoolal kee nu jàppoo. ay nanu gaaw ñëw. am na ko wàccaat ne am na ko wàccaat ne. ay waay ñu ngi leen
am na ku nekk nii du ñu xale am na ku nekk nii loolu jëlee nga. daal tàng la surtout ay doole. comme man dem comme man dem lii da war a tudd. ay waaw waaw ba ci mën a xam. ma ne ma benn ko. mu ne. lu wax lu wax. wala pël wala pël. ñii du waa Ndar de ñii. wala ñala nii moo li ngeen seet wala. ñi nga du waa Ndar ñii. ñii du waa Ndar de. ñii dëggulu bi ñii dëggulu bi. ñii bu ñu jógee nii. yàlla bu ñu yëpp ku mënul fee yàlla bu ñu yëpp ku mënul fee. ah dañ leen jàpp. ah xam nga yàlla bu ñu yëpp ku mënul fee ñooñu. tee fii wàcc gaal. nit ñaa ngee watt rek. ku mënul fee ba tiit da ngay ragal. suñu borom. yee ci leneen gaal gi nii. ñii de am na la mbamb nag. am nañu wàcc si gaalu ndaw. ñii dañu bëgg wàcc pour daw. waaw am na ñu tox seen wàcc. wala am na ñu mënul fee sax wala. waaw ñu ngi sóor di leen dimbali. waaye dimbali leen waaye lii dee de. am na ñu mënul fee kay. am na ñu mënul fee. ñu ngi sóor di leen jàppale. xam nga lii baaxul dañu waroon seet gaal gi. lii wóor na ba espoir ci géej gi naq. xoola. ñu mënul fee ñu. ay waay nan leen dimbali. ñu mënul fee ñu nag. mënul fee lay wàcc. ñu mënul fee ñëpp seen tool yi dañu. ñu mënul fee ñëpp suuf. waaral wóor na yàlla am nañu suuf. ceeb daal di ñëw leen jël. lu tiit. waaw naka moom moo mën a teel léegi wóor na am na suuf. wala borom ñu yor bidon yi ñëpp kenn mënu fee. ñu yor bidon yëpp xool ñëpp kenn mënu fee. kenn mënu fee wax kële nag si di lakk na lakk. maa ngi dañuy dem. Tabaski ba léegi nii est-ce que defuma 3 pes. Tabaski ba léegi. ba léegi parce que géej gi moo amul jën. nga sama gaa yaa ngi gis nga di door a ñëw. yaa gis dañuy door a jóge géej boo xoolee gaa gi wax naa doo si fekk dara bu la rawee doo gëm. kañ la ñu dem ci ñu ngi nii si suba ba léegi lañ dem. beer na ma ne boo demee essence da leen di tëj. ay réalité laa lay wax boo ñëwee boo xefee doo fekk dara gis nga. gars yi ana jën bi naa ci bind naa ci téere sax bind naa ko ci mais xeex bi pour mu sotti il faut que ñu war a xeex yëpp xeexandoo. waaw incha allah même si géej gi ñu ngi yuuxu ku nekk a yor sa gémmiñ di wax te nan moo ñu mën a téye ba duñ dem géej ba duñ jël bateau dem Barcelone wala ñu dem feneen fii day mën a baax ñun ñu toog fii bu baaxul ñu dem si ñoom. dem bi moom laa d'accord waaw parce que ala kulli xaal ku am métier am yow am nga sa métier. waaw xam nga métier gi nag bu tey soo demoon Europe. du métier boobu nga fay defi da ngay dem nekk ci mbedd mi ambulant di jaay ñu lay dàq amoo papier. yu demee noonu. lii coow dëgg mooy. ñun ñëpp di sénégalais kenn ëppalewu fi kenn. naka la ñu mën a sàgganee. ba lenn ci sénégalais yi am sañ-sañu ñoom jël lu ñu bokk ñun ñëpp muy géej gi jaay ko. waaw ñun ñëpp ñu toog di ko seetaan. ah donc balaa ñuy daw dëkk bi di dem nañu toog xeex loolu. waaw parce que fii lañ ko mën a xeexee. incha est-ce que comprendre fi ma bëgg a. à condition ñu am ñu partenaires yi ñu jàppale ñu xeex ko. waaw non parce que tey président man mu doguma la usine de dessalement bi fii la war a nekk à Ouakam à côté. waaw boo tourné si benn zone de production zone boo xam ne c'est déjà réglementé amoon programme ba pare ñun ñu ko nar a imposer def ko fi am moo am ay impact mënuñu si dara amuñu fi ñu ko jooyee Sénégal usine de dessalement ñun amuñu problème ndox xoolal lii teel la ñun buñ gasee sax am ndox. ñun nag ñu imposer benn affaire boo waxee ñu ne c'est l'état. léegi ndox mu kii la ndox bu lewet la. léegi man li ma bëgg a laaj mais ñii dem gaal yi. ñii dem ñi ci ëpp duñu mool.
waaw actuellement mool yi seen wàllu boppam. ñoom ñooy quitté fii pour dem. kon ba accident bi am barki dem ñëpp ay mool lañ. ñi si ëpp mën nga ne ay mool lañ ñi si ëpp ay mool lañ parce que actuellement nii mool yi mënatuñu am dara si géej parce que licence de pêche yi ñu jox lii parce que ni waxee nañ ko bato baa xamante ne bato chinois lay nekk mais bu ñëw day am turu sénégalais wala dara. nga jàppee ne ab sénégalais moo ko moom alors que. chinois bee ko moom. wala xam nañ ci wala mu nekk ab gambien wala leen ñëw si côté Sénégal. loolu bind naa ci sama livre. loolu moo tax léegi mool yi nekk fii nii amuloo dara tu es obligé que boo gisee gaal da ngay dem Barça wala Barça comme ni ñu koy waxee parce que dëkk bi tamit benn instant toog fii nii. dem bi nag moom sëñ bi kooku moom doo ci mës a ànd ak kenn. soo fi woote woon place de l'Obélisque manifestation yoo xam naa ne mosoo fa ñëw fii ngay toog di seetaan télé ne bon suñu yoon new ci ñoom affaire pétrole la ñuy wax affaire gaz man sama yoon new ci géej gi. keneen def noonu tant que ñi ngi ci loolu nag ñoom dañuy continuer toog di def li ñu lu leen neex di jël ay milliards damm seen i poches ñoom ak seen i jaboot ñun ñu toog di tumuranke ci suuf ba pare naan dañuy dem Europe mais Europe attanatul nit ñi sax Europe ci boppam moo amatul liggéey bu mu jox nit Europe ci boppam mi ngi en crise donc loolu tam soo gisee ñu leen d'accord ñu foofu la ñuy waxee yow fi la yàlla tànnal muy sa réew sa combat foofu la foofu nga am obligation defar ba mu baax moom li mu wax d'accord naa ci mooy nit ñi dañoo am déception amaat ko amoon nañ fi yaakaar kii fi toog tey nit ñi dañoo mën yaakaar waaw xeex fii place de l'Obélisque mu am sax ay bakkani ci rot ñu ñëw mu yées li fi newoon mais gis nga àdduna fii léegi dajuñu li ñu soxla rek waruñoo décourager si c'est normal parce que amuñu choix bi c'est-à-dire du pour ñun suñuy doom ak suñuy sët la boo xeex ba dindi fi loo yaakaaroon ni baaxul teg fi leneen gis ni ndekete du noonu da ngay reprendre xeex ba parce que loolu yëpp yàlla dafa am lu mu ñu bëgg woon li baax mi ngi fi nañ ci jot mais dafa am ay expérience yu ñu war a jaar mais doone def nañ ko benn yoon doxul ñaari yoon am nañ déception dañuy bàyyi déedéet boobu nga war a gën a xeexaat nag ne ñii moomuñu réew mi léegi nag moom li mu wax ci communication yi dama ci ànd mais communication dafa bëri fan man peut-être fii laay doog a ñëw mais man dem naa fi Kayar ñaari yoon toog foofu ci seen mbaar bu mag bi waxtaan ak mool yi Mbuur tefesu Mbuur bi dem naa fa ñetti yoon toog ak mool yi waxtaan ak ñoom Ndar Guet Ndar dem naa fa demaat fa toog ñoom y a même pas 8 mois dama dem Ndar def fa conférence bu mag a mag ci mbirum napp gi kese licence de pêche yi ngeen di wax ah sénégalisation bateau yi ma wax ko ci non respect réglementation internationale bi ñu signé pour jën gi di mën a juraat di mën a noppalu ak caas yi ñuy utiliser bateau usines yi caas yi ñuy utiliser jël jën gi lépp dama ko wax foofu wax fa problème mu bël bi nga xam ne mi ngi rey tey ay mool yu dul jeex ñu wax ci mais munoo teew fépp léeg-léeg soo yéen da ngeen di déglu actualité bu dee Ousmane Sonko dafa génn wax ci napp gi ngeen dégg ko ci actualité ngeen ne kii wax na ci napp gi am na ay mool yoo xam ne dañu mujj jël sama yenn partie sama conférence yi ma def ci napp gi def ko ay audio di ko séddale ci groupe WhatsApp yi waaw INAPAS voilà di ko séddale ci WhatsApp yi am na ñu ma waroon recevoir semaine bii mais defe naa semaine prochaine peut-être ci fan yi lañ koy def waaye INAPAS yooyu la donc am na ay mool yoo xam ne ñi ngi jóge woon côté Mbour fa dëkk bi nu mu tudd sax les îles là déplacé wu ñëw ma recevoir leen sama siège ñu waxtaan Jifeer côté boobu ñu waxtaan lu ma 2 heures de temps 3 heures de temps waxtaan ci mbirum pêche bi mais man li ma gëm mooy kenn ku ne da nga war a di may nopp c'est-à-dire li problème mu Sénégal mooy nit ñi dañoo dem ba intéressé tuñu ci lii politique parce que jàpp nañ ni politiciens yi benn lañu ku bëgg a falu ñëw wax lu neex patati patata mais c'est-à-dire que c'est loolu ku ko wax rek dafa mel da nga ne parce que am na lu bon ci Sénégal kon Sénégal yëpp benn lañu déedéet yàgg réew mi ay ab politicien moo koy jiite comme demee noonu nañu fexe ba ràññetle ci biir ñooñu di woote politique parce que yàgg na fi am ay politiciens yu baax de Mamadou Dia baaxoon na Cheikh Anta Diop baaxoon na waaye dañ leen fi ne ñukk préféré tànn ñeneen loolu tam suñu responsabilité la ñun peuple bi donc ñi bëgg a baax ñëpp suñu defoon bloc tey yàlla xam na ni ñii doy ñu leen ndékki waaye tant que ku nekk mi ngi naan bon jaru ko foofu la ñu réussir nag réussir ñu de ñun sama genre gi man mënuñu ma xokkatal mënuñu ma jënd mënuñu amul loo xam ne seete naa leen ko waaye fa ñu réussir mooy fexe ba dugal ci bopp Sénégalais nii
mbir mi jaru ko quoi réew mi moom kenn mënut ko defar na ñëpp démissionné pourquoi ñuy démissionné. yaa ngi mbay na ngeen def. gars yi ñoo gis ça va rek si jàmm seet si woon gars yi la moo tax ñuy mbëkki quoi. ah dëgër. ah dëkk bu dëgëree di mbëkki. waaw ba pare nee na buñ dem quoi. ah gisoo loolu yow. waaw man gisuma loolu. Mamadou ku mën a jël bakkanam risqué ko ci lii ma gis nii doo toog sa biir réew mi nga risqué fi sa bakkan pour liy yàq réew mi ñu changé ko. kon man fi may waxee mooy d'accord ma ci suñu génération ñun ndaw ñi réew mu baax rek dafa am génération bu sacrifié wu xeex balaa ñuy risqué suñu bakkan fii ci géej gi surtout nous les jeunes ñun mënoon nañu ne ñun suñu Bamba maase na parce que ñu ngi yoroon suñu liggéey yu baax di fay ko xaalis bu bëri am suñu kër am lépp ñun mënoon nañu noppi ne suñu yoon newu ci xanaa am nañ suñuy oto kon su saako ceeb doon jar 300 000 sax nañ ko jënd kon suñu yoon newu ci ou bien est-ce que da nga war a xeex pas pour ñun ñi mais pour suñu doom ak suñu sët loola ñu dugal ci xeex bi dàq nañu suñu liggéey ñoo ngi ñuy saaga tous les jours ñoo ngi pexe pour tëj ñu kaso mais Sénégal moo ñu ko jaral kon suñu génération ñoo war a gëm ni yàlla xam na ne billaahi wallaahi li ne fii ci Sénégal newul France. lii c'est pas de bonne solution te man ça me fait très mal ñu ne ay ndaw dee nañu ci géej gi parce que dërëm boo fortaatu Sénégal moo gën 100 € yoo fortaatu France man loolu laa gëm. parce que ñun duñ dee fii ñu nekk seeni bureau climatisé seen kër yi rafet yi di dund ñun ñuy dee xiif. mais lii problème gars yi saa gi saa suñu géej gi ak jaay bi nga ko jaay. loolu rek. xam nga man daaw. man démb li ma ne wallahi azim ku dee yàq sa bàmmeel vers 2 heures du matin maa ngi téye sama téléphone dugg si YouTube bi di seetaan sa benn interview boo defoon biir assemblée. mooy bi ngay wax gars yi si projet de loi yi ñuy voté ba bi nga expliqué am na benn gars yi bu duggoon gars yi xamul tax la ñuy voté majorité bi dugg mu yëkki loxo rek mu ànd si ñuy yëkki loxo affaire demee noonu xam nga di ba bi nga expliqué bi ngay wax président Moustapha Niasse xam nga di leen wax seen wax vous êtes incompétent sénégalais xam nga di leen souffrir tey di boo xam nga bu ñu souffrir dinañ ko teg xam nga man moom franchement je estime beaucoup quoi xam nga système politique bi ngay teg man franchement convaincre na ma quoi li laay war a suuri bés bu la yàlla dimbalee ba nga jël siram ñun la koy ñaanal yàlla man élection présidentielle ba amoon suba ma jël sama carte sànni la ko ak peut-être képp kaa xam ne maa la élif il faut comprendre nga mais bés bu la ko yàlla defee te yàlla ko defal mu ngay toll si yow mu nekk lu la jik nekk sa njiglaay géej gi c'est 600 000 emplois direct ak indirect 600 000 personnes yuy liggéey ci loolu te ku nekk yor famille même su dee famille bi ñetti nit la xam nga ni kon loolu bëri na donc ñun xam nañu lu xew ci géej gi man du ma mool maa sànni caas bi may vacances yi Cap Skirring waaye waaw voilà mais mais xam naa li xew ci géej gi politique bu pêche xam naa ko problème yi fi nekk yëpp xam nañ ko di li ñuy def ci suuf ak ni ñuy lekkee ay milliards te yéen bañ nañu ba ñun dañu ne woon lu fii ak 20 000 miles ñuy wax mooy fu sore ci géej gi lu dul gaalu Sénégal gaal pêche artisanale la wax nag de lu dul gaalu Sénégal du fa napp mais problème mu Sénégal mooy li tax xeex bi di jafe mooy kenn ku ne da nga rasu toog fi nga toog te du nit ñi duñu xam ni problème yi dañoo jokkaloo c'est-à-dire suñu yëkkatee problème mu pétrole gaz zircon ak leneen dafa jokkaloo ak problème mu pêche bi bu ñu waxee problème mu suuf suñuy joxe ci àll bi dafa lëkkaloo ak problème pêche bi problème boo fi yëkkati rek dafa am lien ak beneen moo tax conscience citoyenne mooy ñu fexe ba citoyen bi xam ne liy defar réew mi du lu ñuy ber mooy bu ñu fexee ba ber nit ñi bu ñu dalee ci kii ba pare wëlbati ko dal ci kële te kenn mënul xeex yow donc parce que amoo doole bi donc affaire u pêche bi liñ ci wax dañ cee wax y a même pas 8 mois dem naa Ndar def fa conférence ci pêche bi kese problème pêche bi problème bël bi problème avancé de la mer gis nga Guet Ndar ni mu mel nit ñaa ngi toxu di dem léegi xaar yàlla yooyu yëpp wax nañ ci mais su dee amul à la base ñoo xam ne dañ koy récupérer réagir mais ça sert à quoi jarul jël gaal jarul truc suñu xeexee bi fii wallaahi di ngeen andi fii jën wàcce ko di wër kon ku ngeen koy may waxuma la ku ngeen koy jaay waaye ku ngeen koy may te Sénégal meloon noonu ñun may nekk xale fii Sébikotane dama daan ànd ak sama papa ñu dem Kayar mais jën bi da daan bëri benn feesu bëri boo xam nit ñi duñu xam niñ ko def 1000 francs nga am kii bu toll nii waaw donc loolu moom ñun loolu la ñuy wax. loo wax si Ndar rek man xam naa ko. fa laa yaroo. yaa ngi dégg kon li nga wax yëpp dëgg la ñu ngi lay ñaanal yàlla fi ngay jëm nii
yàlla na fa yiw yàlla jublu. amiin amiin te li ngay ñaan ni yàlla teg la fa. amiin bi jaay ñu nekk suñu wërsëg ñun ñëpp. amiin dajee Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. amiin waaye nag kii moo jaay réew mi. waaw moom laa xam yaa ko sol moo jaay. waaw ok gars yi ok jërëjëf sant bi naka la. mbokk yi asalaamaaleykum ñun ñoo dellu si di waxtaan ak yéen ci mbir moo xam ne mbir mu tiis la mbir mu doy waar la mbir mu métti la mooy mbëkk mi ñu koy wax ci tubaab immigration clandestine laata ñu ciy sori ñi ngi jaale ñi nga xam ne ci ay wayjur ci ay mbokk am nañu seeni doom yoo xam ne seen bakkan rot na ci géej gi. def naa bu ci mujj barki démb nee nañu lu mat 150 personnes seen bakkan rot na ci géej gi ci ab accident boo xam ne gannaaw bu ñu jëlee gaal la fas yéene woon dem tugal ñu koy naqarlu bu baax di ñaan yàlla ñooñee nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan yàlla na yàlla xaareel na àjjana yàlla na yàlla yofal suuf seen kaw yàlla na yàlla boole leen ci borom bàmmeel yu yaatu yi borom bàmmeel yu sedd yi. ñu ñëwoon fii ci quai de pêche Ouakam bi doxantu waxtaan ak suñu mbokk mool yi ndax ñëpp xam nañ ni ñii mbir mi di dal suñu mbokk mool yi dañ cee bëri ndax ñoom ñoo moom gaal yi ñoo koy dawal waaye bëri na ci ñoom ñoo xam ne tey jafe-jafe yi ñu jànkoonteel ci géej gi ci ñàkkum jën tax na ba ñoom ñëpp ñu bàyyi li nga xam ne seen métier la woon doon leen dundal daa di jël ay risque di dem tugal te jaare ko ci géej gi loolu moo ñu andi woon tey ñu waxtaan ak ñoom déglu leen waaye ñëpp woon ci profité nag pour lancer un message aux Sénégalais rawatina nag ndawu Sénégal yi jeunesse bi nga xam ne tey ñoom la mbir mi gën a concerné message bi nag dañ koy xaaj ñaar bu ci njëkk ñu ngi koy jagleel Macky Sall moom ci boppam moom mi nga xam ne moom moo woote boppam bu ñu génnee ci élection yi ni mooy président wu Sénégal moomu Macky Sall nga xam ne tey moom mooy doxal moom la ñuy njëkk a waxal ne ko am réew kenn du ko yor ci tappale ak naxe mbay mën nga yor say discours yor sa administration yor say ministre yor say journaliste ñu lay waxal yor sa propagandiste ñu nekk ci réseaux sociaux yi lu ne ñu wax ko ne yaa fi gën a aay yaa fi mën li nga fi def kenn defu ko waaye gis nga li tubaab naan lépp à l'épreuve des réalités mooy lay firndeel mbir mi mooy li Sénégal yi di dund bés bu ne te lii xew tey ba ndaw ñi jëlaat gaal gi naan ña ngay dem Europe wane na ni da ngaa échoué yow Macky Sall échoué nga échec boo xam ne kenn xamul fu mu yem mënuñu koo natt ma fàttali ni yow Macky Sall da ngaa diggante woon ak ndaw ñi bi ngay falu 2012 ne di nga créer diggante 100 000 ak 150 000 emplois at wu ne loolu boo ko xaymaa ci juróomi at yi day nekk diggante 500 000 ak 750 000 emplois jàpp naa ni tey su doon juróom-ñaari at yi jiitu ci sa nguur bu doon créer nga 750 000 emplois gaw mu ni tey dina am ay xale yu jël gaal gi ne ñoo ngi dem Europe loolu defoo ko 2019 nga ñëwaat taxaw ne di nga créer 1 million d'emplois xeetu naxe yooyu ngeen di naxe neewoon nga di nga def 15 000 logements sociaux amul benn logement social boo xam ne livré nga ko nga ñëwaat taxaw bii pa digaat waa Sénégal 100 000 logements sociaux gis nga réew naxe ak dige ci loo xam ne yow ba nga koy wax xam nga ni fas yéenoo ko def mënoo koo def ndax du ci xam-xam du ci mën-mën nga war koo mën a def loolu yorul réew yow Macky Sall liy firndeel sa échec mooy da ngaa taxawal ay jumtukaay yu bëree bëri ne loolu pour sàmmonteeg ndaw ñi am liggéey la nga créé FONSIS créé FONGIP créé ANPEJ ñu wëlbatikuwaat nga créé DER créé PRODAC façon bu ne créé nga ko bu ne ñu def ci ay milliards yoo xam ne nee nañu pour ndaw ñi mën a am liggéey la
tey ndaw ñooñu nga déggoon liggéey ñoom ñooy ñàkk seen bakkan ci géej gi parce que amuñu liggéey ci biir réew mi waaye naka la ñuy amee liggéey ci biir réew mi réew lu koy defar mooy la yàlla may réew moomu ci koom-koom ñu fexe ba waa réew ma téye ko waaye yow Macky Sall la ñu yàlla may ci pétrole la ñu yàlla may ci gaz lim ñu may ci zircon lim ñu may ci phosphate lim ñu may ci or lim ñu may ci fer lim ñu may nag ci géej gii nga xam ne 716 kilomètres de côte boo xam ne yàlla may nañu loo bëgg ci jën mu ngi fi loolu lépp da nga koo taxañ boole ko jaay ko waa tugal jaay ko ci njëg yoo xam ne amalul benn njëriñ Sénégal réew moomu naka lañ fay créer emploi réew moomu naka lay defaroo kon li ma bëgg a wax mooy yow da ngaa waroo ak li nga diglante woon ak Sénégalais yi vous avez trahi le peuple sénégalais votre serment vous ne l'avez pas respecté moo tax bu ñu newoon ci réew mu jaar yoon yow Macky Sall da nga waroon dellu leng gi jàkkaarloog Sénégalais yi ne leen mënuma mësuma mën delloo naa leen leng gi seet leen keneen ku ko mën a def bu ñu newoon ci réew mu normal yow war ngaa am looy rus lu dul taxaw naan yaa ngi naqarlu yaa ngi am compassion ci ñi nga ndaw yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ndax li tax ñoom ñuy def loolu sa responsabilité la yow les Sénégalais ont besoin que vous respectiez vos engagements loolu la Sénégalais soxla waaye soxlaw ñu nga toog jaay réew mi yëpp toog ba réew mi sànku toog ba ndaw ñi di dee ci nga ngay génn naan da ngay jaale loolu du lu Sénégalais soxla kon li ma wax Macky Sall maa ngi koy wax peuple sénégalais bi yëpp yàgg nañ leen wax ni am réew la koy defar du caaxaan nañu xoolaat nañuy doxale jamono tànn nañu xool nañuy tànnee ndax Macky Sall dañ koo jox réew mi juróom-ñaari at mu diggee woon ak nit ñi ni juróomi at lay def respecté wu ko juróom-ñaari at yooyu sénégalais yi lott nañu ba fu lottu yem lan moo waral bu élection jotaatee ñu dem génne alalu réew mi xaalisu trésor public nga xam ne sama lempo la lempo taximan bi lempo tailleur bi lempo keneen ñu waroon koo defaree hôpitaux yi waroon ko defaree écoles yi waroon ci defar tali yi jox ndaw ñi liggéey ñu teq xaalis boobu dugal seen i compte ñëw di ci compal nit ñi pour ñu daw di leen voteel lii lépp ay leçon la war a doon ci ñun ñu xam ni lay defar réew mi ci ñun lay jóge ñun peuple bi ñun ñooy bëgg réew mi defaru mu defaru te loolu dafa laaj ñu jiital lay intérêt Sénégal te bàyyi ay intérêt jamono mooy lii lan laa ciy am ñaata lañ ma ciy jox tant que ñi ngi ci loolu lii ñu dal ci Macky Sall dinañu yàgg dal te fii la ñuy toog di jooy suñuy doom di lab ci géej gi wala ñu toog fii duñu am liggéey nit ñi mënuñoo faju njàng mi doxul foo laal daal métti na ci Sénégal may daaneel nag ci lancer un appel ci ndaw ñi mooy li gën a am solo ci li ma tax a ñëw fii la jeunesse sénégalaise delloo si leen seen xel ànd ak li ñu wax yëpp ci échec bu Macky Sall ñun mënuñu leen encourager ci jël géej gi loolu du solution jël géej gi du solution suñ leen ko waxee nag da ngeen naan ay moralisateur lañ dañu ñëw di ñu jox ay leçon déedéet gis ngeen fa ngeen di bëgg a dem ba tax ngeen di jël gaal gi di jël di ci dee ñooñu amul lenn luñ ñu ëppale ci koom-koom ëppale wuñ ñu or ëppale wuñ ñu fer ëppale wuñ ñu phosphate ëppale wuñ ñu zircon ëppale wuñ ñu jën ak géej ëppale wuñ ñu pétrole ëppale wuñ ñu gaz ñoo leen ko ëppale fopp ëppale wuñ ñu suuf su nangu ba nga xam ne loo fa sànni mu sax xam nga luñ ñu ëppale am ful la ci bëgg seen réew ñoom bañ ca tollee dañoo takk seen digg ne duñu nangu kenn toog ci kaw askan wi yëpp diggu ndaandaat moom ak njabootam ak ay ñoñam ñun ñuy souffrir looloo andi woon révolution française fu baax ci àdduna rek dafa fekk am na jamono joo xam ne waa askan wi yëpp dañoo takk seen digg ne lii duñ ko nangu barki démb Soudan def nañ ko Algérie def nañ ko Tunisie def nañ ko Égypte def nañ ko gis ngeen fu ne ci àdduna nit ñaa ngi jël seen responsabilité Liban def nañ ko lan moo war a tax ñun Sénégal ñu jàpp ni war nañoo mën a seetaan rek ay homme politique yoo xam ne boo leen xayma woon ñoom ñëpp matuñu 1% de la population matuñu sax 0,05% de la population ñu toog suñu kaw jël alalu réew mi jaay ko jaay suñu géej ba tey géej gi mënatoo fi am jën jaay suñuy suuf jaay suñu pétrole jaay suñu gaz jaay suñu zircon jaay suñu fer ñun ñu nangu loolu wala ñu jàmmaarloog ñooñu xeex ak ñoom jëlee leen fi defar suñu réew ñu ne nañu dem
jël suñuy gaal di dem Europe kooku mënuñu cee ànd ak yéen ay frère lañu ñenn ñi seen mag lañu ñenn ñi maase nañu ñenn ñi yéen ñu mag comme may ngeen ñu nopp wóolu ngeen ñu fu ma dugg ci dëkk bi ñu ne ndaw ñi Sonko la ñu àndal bu ay nit àndeek yow nag di sa njaboot da ngay jàkkaarloo ñoom xool leen ci biir bët ngeen waxante dëgg. échec am na ci nguur gi échec am na ci ñi ŋànk nguur gi waaye warul tax ñu daw réew mi parce que ñun Sénégal rek la ñu am te yàllaa ñu ko tànnal yàlla bu ko sooboon man mi damay judd nekk allemand Abbas Fall mais judd nekk japonais keneen judd nekk américain waaye yàllaa ñu tànnal fii dañ ci war a am fierté te xam ni suñu responsabilité fii la keroog bu ñuy jàkkaarloo yàlla suñuy laaj nan ngeen defoon ak seen environnement du ñu laan lan ngeen def Europe de réew mi ma leen tànnaloon yéen Sénégal lan ngeen def pour réew moom mu baax loolu la ñu yàlla di laaj kon nañu toog ci réew mi en attendant ñuy xeex ba jëlee fi lu bon li fi ne système bu bon bi fi ne nañu toog ci réew mi liggéey réew mi nag du rek maa ngi xaal lu ma nguur gi di jox soo gisee ren ñu lancé modèle bu tudd vacances agricoles patriotiques ndaw ñu bëri uyuñu si dugg ci àll bi ndaw ñoo xam ne ñu ci bëri ci ñoom mosuñu woon bay dugg ci àll bi dem ut tool di bay te gis nañ ci njëriñ goo xam ne man bi ma duggee ci àll bi di visiter tool yi ñu bëri dañ ma ne bés ni ki tey la ñu décidé ñun dañuy yor suñuy tool bopp di bay parce que lii xamuñu ko woon xamuñu woon njëriñ ci ci ne kon gëm sa bopp balaa la dara di am balaa état di la defal wala waajur di la defal nga jóg dem defal sa bopp dem essayer su dee Dakar nga juddoo yoro fi musoo xam feneen génnal nga ne xaaral ma dem xool Ziguinchor wala Mbour wala feneen peut-être su ma demee foofu dugg ci àll bi war naa mën a def dara réew moo xam ne 42% de la population a moins de 15 ans 62% de la population a moins de 25 ans loolu daf ñu waroon jox li ñuy wax dividende démographique mooy ndaw mooy tabax réew ndax réew kattan a koy tabax kattan googu ñu bur koo yóbbu jox ko tayle ko européen ñoom ñu koy jëriñoo pour defar seen réew ñun ñu sàggane suñu réew bu ñu ko nangu bu ñu ko Macky Sall jaral bu ñu ko gouvernement am jaral nañu toog ci réew mi xeex defar réew mi te xeex boobu ñaari fànn la benn lay yàq réew mi nañu takk suñu ndigg xeex ak loolu jëlee ko fi ñaar mooy kenn ku ne ci ñun bu mu xaar lenn ci kenn 500000 wala 600000 wala 1 million bu ngay def pour jël gaal dem boo ko jëloon ñu ne nawet jot na nga dem jënd sa jiw jënd sa semence dugg ci àll bi ñu abal la suuf nga bay di nga ci am loo xam ne boo moytul mun na laa jural leneen ak leneen ak leneen. problème bi du rek loo xam ne dafa yem ci napp gi tey Sénégal secteur boo jël moo tax ñiy jël gaal gi di nga ci fekk ñëpp Sénégal transport bi doxul artisanat bi doxul tourisme bi doxul mbay mi doxul càmm gi doxul transport bi doxul amul benn secteur boo xam ne tey ci biir Sénégal mun nga ne secteur bi mi ngi dox ba ay ndaw war faa mun a jàpp jafandu di fa am seen sutura loolu nag dafa traduire échec général boo xam ne ñu ngi koy tudd mës naa wax nag ci sama benn wax tamit nii loolu maa ngi koy jagleel occidentaux yi mun leen ñëw jël suñuy ressources naturelles yëpp ba pare jàpp ni population yi du ñu topp seen richesse boo ñëwee jël jënu jàmbur yi nit ñi dinañ topp jën gi dem fi mu nekk boo jëlee seen or wala seen pétrole dinañ topp sol dem fekki la fa loolu moo andi problème moo gën a aggraver problème immigration clandestine waaye man mënuma blâmer occidentaux yi parce que comme disait le général de Gaulle les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts tubaab gi chinois bi keneen ak keneen dañu am seen fulla bopp xam li ñu bëgg ñun ñoo xamul li ñu bëgg ñun ñoo amul suñu fulla bopp su ma nee ñun nag mooy ñuy jiite Macky Sall ci boppam nga xam ne tey intérêt tubaab moo ko gënal intérêt nit ku ñuul kon man je n'ai pas à blâmer les autres kenn ku ne sa intérêt ngay défendre tubaab bi bu amee fullaam bàyyi dëkkam def 7000 kilomètres ñëw nangu suñu tefes nangu suñu jën ñun ñoo ñàkk fulla te Macky Sall moo ñu ñàkkuloo fulla message yooyu li ñu bëggoon lancer jeunesse bi c'est pas parce que les politiques publiques ont échoué qu'il faut prendre les pirogues loolu duñ ci ànd ak yéen tey duñ ci ànd ak yéen ëllëg seeni xarit lañu seeni mag lañu wóolu ngeen ñu déglu ngeen ñu suñu combat fii la Sénégal nañu des Sénégal xeex bi defar réew mi ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. Je m'appelle Abdoulaye Gueye j'habite à Ouakam waaw man li ma métti laay wax ci Sénégal rek waaw lu ma métti Sénégal rek laay wax lu tax xale yi di jël gaal gi
parce que ñoom jël nañ géej gi jaay ko tubaab yi jël géej gi jaay ko tubaab yi jóge seen dëkk ñëw jël suñu am yóbbuwaat ko seen dëkk bi ñu ko yóbbuwaatee seen dëkk xale yi bu ñu demee ñëw duñu am dara bato yi jël nañ lépp boobaa xale yi dañ jël gaal yi dem Macky Sall bato yi mu jaal yooyu noonu yi mu jaay la jënd ay machine ak ay kii di ko naxee mool yi di leen ko jox ñu ñuy rey ñu Sénégal dee nañ ba pare fii da ngay dem hôpital démb minuit laa dem ba 7 heures du matin si koo xam ne dëppal masque rek muy bëgg a dee amuñ kenn ku ko mën a faj moo ne Sénégal doxul dëkk bi jaay nañ ko tubaab yi kon de jaay nañ ko tubaab yi ñu dem ñu jël suñuy gaal dem fekki tubaab yi looloo tax booy looloo leen metti mais nag su ma sañoon ñu ñëpp ñu toog Sénégal liggéey Sénégal parce que Sénégal lañ am. Sonko lu ma wax dëgg la ñun dañu war a toog Sénégal liggéey suñu réew parce que Sénégal lañ am que Sénégal lañ am. nee na Pastef Genoa Italie la dafa tombeeg lii mu ñëw lii rek wane na ñun lu ñu am kenn amu ko ndax tey su ne woon Genova du dugg ci ndox mi di sangu ndax jamono ji ñoom ñi ngi soit ma nga ca àll ba di liggéey wala ñoom ñi ci 8 degré 7 degré ndox maa nga sedd guy soo ñëwee fii ñun di nga dugg si ndox mi sangu ba doyal kon li ñu am ñun la ñu yàlla may da ko mayul kenn mauvais dirigeant rek mooy suñu problème. benn constat bu ma def rek au niveau du Sénégal man pour man Sénégal dëkk bu riche la amuñu dara lu ñuy envier tubaab yi boo xoolee li fi nekk rek ak oto yi fiy daw kër yi fi nekk mais pour man am na benn déséquilibre boo xam ne man mënuma ko comprendre pourquoi richesse bi nekk si benn loxo benn catégorie rek les autres ñu bàyyi leen loolu benn affaire la boo xam ne mënuma ko parce que boo xoolee dëkk bi c'est un pays riche xoola lu ñu wër yëpp mais comment ça se fait que mu yam ci benn côté rek bañ a wàcc ci beneen côté bi te lu ma seetlu mooy on dirait que gouvernement bi dafa bëgg sacrifier une partie de la jeunesse pour ñu continuer nekk ignorant bu ëllëgee mu am benn catégorie boobu mooy continuer jiite ba léegi. ça va kontaan nañ si yow de. jërëjëf man moom bett na ma trop sax wax dëgg neex yàlla. xalaatuma ko woon fenn. dëgg la waaw mais ndam rek. ndam rek ñu ngi si ginnaaw booy bi de. ñu ngi si ginnaaw booy bi incha allah. man daal nageur bi moo ma intéressé nageur bi. président bul fàtte contrat yu bato yi. et ñun ñi sax dañuy xaar bu ñu gisoon occasion dañuy dem de. aywa géej gi jéem na. président géej gi jéem na. nee na ay dem laay bañ a dégg. dinañ dem ñu xeex defar suñu réew. ñun fii la ñu am. ok. kambis bu mag la. waaw dañ may invité benn jour rek. kii mooy Bira moo sos affaire voilà. ça dépend si yow. nag moom rek. voilà benn soxnaam moo nekk noonu Issa ku baax la moom tamit. waaw moom moo ñuy jàppale si tefes gi fii moo toog nii Issa Dieng. voilà alhamdulilah Issa waaw. Issa la tudd Issa waaw. waaw kii mooy borom këram Birahim Dieng la tudd. waaw kii mooy borom mbaar bi. monsieur Dieng monsieur Omar Ndoye. kambis bu mag la na dañuy fal di folli fii. voilà parce que actualité rek la ñuy waxtaanee ay borom xam-xam ñoo fi ñëw. borom cuuraay bi nag mooy kan chaque dimanche. borom cuuraay bi. mooy defar kaawale. ok. ok. moom bu am lu leen soxla moo ñu koy defaral. xam nga hasard artisanal yooyu la. agent de pêche ok. ok c'est vrai. c'est vrai ça va. yaa ngi daal léegi nii sooy. waaw mais. yow moom. ku nekk daal yaa ngi si réew très bien. jàppal na mbaar mi daal sa mbaar. non dinaa fi ñëw ñu waxtaan. waaw heure boo paree daal boo waxee góor rek. góor bu ñëwee fii dinañ la xaar. waaw non góor na ko organisé. damay ñëw benn après midi rek ñu teg ataaya. comme ça boo ñëwee ñu la jën sax. dañ ñëwoon nag nañ ñëw nuyu leen. sàkku ñaan it. waaw xam naa ni beneen yoon suñu ñëw dinañ gën a am temps ñëw toog waxtaan waaw jërëjëf. vraiment ñu leen dalee jàmm parce que da ngeen ñu bette waaye nag loo xalaat rek mu ngi fi ñun. sant suma njaboot gi moom tubaab fakal la noo mën a ñëwee dinañ wax ak yow li ñu war a wax ak yow dinañ jëflante ak yow tamit li ñu war a jëflante ak yow njëkk ak teranga xamuñu dara lu dul liggéey yi dem ñëw kese loolu rek lañ am amuñu leneen bu ñu gisee nag koo xam ne kii daf ñu jàppale si wàllu liggéey bi ak yooyu am si yaakaar am dañ lay tàllal loxo rek te xaar yàlla loolu daal vraiment njaboot gi daal
tubaar fakkaal macha allah di leen sant di leen gërëm. ñu ngi leen di masawu di leen jaale bu baax tamit di ñaan yàlla en tout cas mu yokk sutura bi jàppale ñu ba ñu moomaat suñu réew loolu moo jar a ñaan wooyu. jërëjëf léegi lii la créé pour ñu bàyyi gaal yi nga xam ne ñun moom la ñu war a demee kii léegi lii li ma la si mën a conseillé mooy que ni ça coûte presque 3 millions wala 2 millions et quelques wala 5 millions. bu ne ñun suñ gaal yi lu mu seer buñ dépassé benn 1 million 500 am suñ gaal. waaw mais est-ce que gënul dëgër. bii nii. dëgër na mais dafa am matuwaay yu mu ko war a accompagner yoo xam ne gisaguñ ko fii dëgër na baax na mais tamit li mu àndal mooy que ne géej gi dafa am nuñ ko war a def ba nga xamante ne gaal yi boo ñëwee da ngay kose. ok ay kee dañ ko war a rey si kaw. waaw ko defee gaal yi duñ ko mën a di xëcc chaque jour di yéegal. comme suñu yos yi bu ñëwee dañ koy pointer direct. waaw je vois. waaw mais loo xam ne la état moo ko xalaat baax na moom à long terme la mais. instant biñ toll nii mën nañ buñ ko. ñaata lañ fi andi. bari na fii lañ koy defaree usine baa ngi fi. usine baa ngi fi. xam naa boo fi ñëwaatee ñu. mais mënagu leen ko duggee ci géej gi. non pare ñoom dañ ko liggéey fi mu toll nii yi ngay gis nii moom la ñu war a def échantillon si dëkk bu nekk. mooy première partie bi mooy démarrage bi quoi. ñoom commencé nañ ko mais xëy na sax boo xefee duñ ko fournir. dañ lay ñaan yàlla nga fournir. plus particulièrement ñiy dem en immigration c'est les pêcheurs c'est plus particulièrement les pêcheurs et c'est dû à quoi? C'est dû à la rareté de la ressource halieutique. C'est dû uniquement à la rareté de la ressource halieutique. Et qu'est-ce qui a provoqué cette rareté de la ressource halieutique? Moi, les licences de pêche qu'on a attribuées aux bateaux étrangers à un manque de suivi de la faune aquatique sur tout le littoral. Si nous avons pêche grève pendant 1 mois, 2 mois, l'État va dina jóg suñu affaire mais l'État du Sénégal nous a laissé à l'abandon à l'heure actuelle. Merci Père. jërëjëf.